midi jot ba tegal ñeent fukki simili ak juróom si ITV téléspectateurs yi ñu leen di nuyu di leen ziar soo leen taaxuloo tuuti ñu faram-fàcceel leen lu gën a fës si xibaaru njolloor bokk na li gën a fës si xibaar yi mooy stade bu Diamniadio stade Abdoulaye Wade ci kanam tuuti incha allah nañ koy inauguré boobu la inauguration na day nekk si teewaayu juróom benn njiitu réew si àdduna bi naka noonu njiitu réew mi président Macky Sall tamit di dalal ay ñi nga xamante ni dañu ràññeeku bu baax a baax ci wàllum football gendarmerie nationale moom tamit kenn demul mu des mobilisé na lu mat ñaari junni takk der ngir ñu sàmm bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum kaaraange gi ci biir stade bi naka noonu ak ci biti ak mbooloo gi nga xamante ni ñu leen fay xaar ci kanam tuuti. leneen lu gën a fës si xibaar yi Pala Meng nekk na léegi lu ñuy wax ndey ji réew ca Rufisque lu jëm ci wàllum collectivité lébu yi loolu nag mu nekk cadre bi nga xamante ni jëm na ci wàllum waxtaan xool tamit situation wu réew mi naka noonu moom nee na ay mëbéta mooy fexe ba lébu yi ñuy xàccanoo di dóoranoo Pala Meng daañ ko teewlu ci biir xibaar yi ak suñu correspondant bi nekk ci Rufisque di Babacar Seck. leneen lu gën a fa si bopp xibaar yi mooy dundi bi dafa cher trop foo ko takk weesu na ko ñi nga xamante ni dañuy def marché di nduggi soxna yi ñoom xam nañ si dara bu baax a baax moo tax Ami Diouf di ñu xamle kenn si ñoom ki nga xamante ni lum dee dina génne ay junni yu bare bare ngir tamit mën a dundin bi mën a jàppandi. leneen lu ñuy jeexalee ci wàllum xibaar lu gën a fës si ëttu yéenekaay yi ak Baba Ndiaye. téléspectateur yu ITV di leen daal jàmm seen xibaaru njolloor si xibaar yi dañ koy tàmbali ak inauguration bu stade bu Diamniadio stade Abdoulaye Wade tey si incha allah ci kanam tuuti lay doon ndax jamono ji sax mbooloo gi ñu ngi fa tamit di commencé ñëw bu baax a baax boobule stade nekk stade bu mucc ayib dañ ko inauguré ci kam loolu tamit dinañ ko mën a suivre en direct si ITV si iRadio si emedia.sn ak suñu plateforme yi dara du leen si ump boobule inauguration juróom benn chef d'état teewee nañ ko naka noonu ay joueurs yi nga xamante ni ràññeeku nañ ci wàllum football ñu nekk ay légende ci wàllum stade Diamniadio boobu nañuy dese ni ak waa gendarmerie nationale gendarme takk der yi mobilisé nañ lu mat lu mu dee ñaari junni takk der ngir ñu sàmm kaaraange gi bu baax a baax ci biir stade bi naka noonu ci biti ki nga xamante ni moom mooy di lieutenant colonel Abdou Meng nekk commandant bu légion ouest moo si indi ay leeral ñu teewlu ko. talaata bii di ñëw incha allah tombeek ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février son excellence monsieur le président de la république day ñëw fii ci Diamniadio pour inaugurer stade bi nga xam ne ñu ngi ko dippee stade du Sénégal loolu nag événement bu rëy la boo xam ne xaar nañ ci ay junniy nit xaar nañ ci aussi ay délégation présidentielle yoo xam ne dañuy ñëw fekkee événement bi ci ndigal suñu kilifa général de division Moussa Fall jël nañu matuwaay yëpp pour assurer sécurité événement bi donc lu tollook ñaari junniy gendarme dinañ leen déployer fii d'ailleurs am nañu benn dispositif bu fi nekk il y a déjà une semaine pour assurer sécurité bi te dinañu am benn montée en puissance boo xam ne incha allah mardi dañuy yegg ci pic bi maanaam tout le monde sera déployé ñëpp dinañ leen déployer bu mardi jotee incha allah te ci liggéey boobu dinañu ci am jàppale suñu mbokku alkaati yi xam ne dinañ fi déployer 3 compagnies GMI gendarmerie dina déployer ay gendarmes yoo xam ne sol nañu tenue mais am na si aussi ay gendarmes yoo xam ne soluñu tenue dinañu déployer également ay fas ak ay xaj pour que nit ñi nga xam ne dinañ fi ñëw ñu mën leen a aar également seen alal damay lancer appel public bi que bu ñu ñëwee fii dina am benn plan de circulation boo xam ne dinañ ko fi fekk maanaam dañu am ay gendarmes yoo xam ne ñoo leen wax jaar leen fii bu leen jaar fii li ñu leen di ñaan rek mooy ñu collaborer te xam ni nekkuñu fi contre ñoom dañ fi nekk pour ñoom ma di leen rassurer que ne parking yi dinañ ko tenir yi ci biir ak yi ci biti te incha allah dina jël matuwaay yëpp pour ku nekk nga ñëw ci jàmm seetaan ci jàmm ñibbi ci jàmm te incha allah dara du la ci fekk.
mu nekkoon lieutenant-colonel Abdou Meng nekk commandant bu légion ouest bu gendarmerie nationale. si wàllu tàggat yaram nañuy dese nii li nga xamante ne moom moo di deuxième tour jëm ci wàllum éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bi soxal soxna yi loolu Sénégal ñu ngi koy xaara ni tey si ngoon ak Mali mu nekk jonte bi nga xamante ni bu am solo la sa stade Modibo Keïta bu Bamako. boole match nag coach bii di Mamoussa Cissé am na yaakaar ni suñu gaynde yu jigéen ñi dinañ ci am ndam ñu teewlu ko ci micro Papa Madiakhate Sarr. waaw match bi moom amul ñaari xalaat donte gagné woon nañu Sénégal xam nit ñi gëmoon nañu qualification bi fii lay amee donc dina metti parce que adversaire bi nañu joué moom ak public am ak condition mais xale yi li ñu leen wax moom adapté wu situation bu mu ñëw match bi moom xeex lay doon nañu ñëw ak engagement bi nga xam ne moom lañu gisoon Thiès erreur yi nga xam ni defoon nañu ko Thiès jàngaat nañ si waxtaan nañ seeg ñoom je pense que demain on va éviter faire erreur li am solo pour ñun rek moom mooy def le bon match bi nga xam ne dinañu permettre ñu qualifier ñu vote Sénégal Coupe d'Afrique après 10 ans. Merci. ginnaaw tàggat yaram ñu àddu jëm ci wàllum dund bi nag jamono ji cher na trop ñi nga xamante ne dañu faral di ndugg ji dem ci marché suñu jigéen ñi naka noonu ñoom xam na ni mbir mi jamono ji dafa takkarnaase ndax ku si mel ni soxna si nga xamante ni Ami Diouf gis na ko mu nekk restauratrice jàpp na ni lu mu néew juróom-ñetti junni dina ko génne ngir mbër ndugg gu am solo ñu teewlu ci reportage bu Ami Diouf. ay table yu ñu lal ndugg jën ndawal ay boutique fépp fii ci marché Castor ñu tase ak Ndeye Fatou Diop mu doon ku yor ab restaurant ñëw ndugg si mi ngi dugg ci xàll yu ndaw yi ci biir marché bi moom nag yëg na bu baax lii di yokkuteem njëg bi. dama doon ndugg damay jël ay mayonnaise soble pomme de terre kaani po ba njëg gi moom seer na moom foo ko natt wees na ko foo natt ndugg njëg bi wees na ko si wa mayonnaise mi nga daan jar 5500 yi léegi nga jar 7000 mayonnaise kii bi dëwlin bi yaa ngi daan jënde 800 léegi yaa ngi jënde 1300. saa su nekk mu doon génne lu tolloog fukki junni ngir mën a ndugg waaye loolee doon lu ko doyatul. mun naa indi 50 000 mun naa indi 45 000 mun naa indi 30 000 waaye doo ñibbee xaalis léeg-léeg nga ndugg doo matal mu jox la bu sawaa boo ñëwee moo tale bor moom du ñaar boo ko yorul tey yoral ko suba. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom lii di njëgub soble bi nekk na loo xam ne taxawul ndax saa su nekk day yéeg ak a wàcc. moom daal pomme de terre moom muy soble amul prix boo xam ne sa boo ñëwee tey jëndee 350 suba nga ñëw fekk ko téeméer amul prix amul foo xam ne fa lay yokkuteeb kilo ndawal bi doon lu ñu ràññee lool ci biir marché bi li ko waral di tëjub frontière diggante Mali ak Sénégal. waaye yàpp moom dafa seer ndax embargo Mali moo tax affaire yi seer parce que Mali moom nag yee xar yi parce que lu bëri foofu lay jógee 3500 3400 dañ doon jaay yooyu yëpp waaw mais bi affaire bi ñëwee nag ñu ko jaay 3800 4000. Sénégalais yi am njàqare ci yokkuteeb njëg yi nga xam ne mi ngi gën di jéggi dayoo donte njiitum réew mi di Macky Sall mi ngi wax ay jëwrinam ñu fexe ba njëg yooyee gën a yomb. Ami Diouf di la gërëm bu baax di la sant ñu dem ca Rufisque fekk fa suñu naataango bi di Babacar Seck Palameng mooy ndey ji réew bu Rufisque loolu la waa collectivité Lebu yi tànn moom nañu tànn jiital ko ngir mu saytu bu baax a baax lépp li nga xamante ni soxal na collectivité Lebu mu ne nag si mission bokk na si fexe ba Lebu yi di xàccanoo di doonoo seen gis-gis doon benn ba Lebu mën a jëm si kanam si seen ay objectif Babacar Seck. pencuy Lebu yu Tëngéej am na ndey ji réew bu bees conseil des notables Lebu bu Grand Cap-Vert moo ko takkal ndombal tànk bi fexe ba njiitu Lebu ñu delloo leen seen gëdd teg ay jéego ngir jàppale askan wi nekk na li ndey ji réew bëgg sukkandiku ci liggéeyam. pour wax ci suñuy mission danañu dem ci hôpital yi danañu dem ci groupement famille danañu dem ci daara yi danañu jàppale imam ratim yi bu ñu jógee étudiants yi nekk université pencum Lebu dana fa dugg
ñu dem fa waxtaan ak étudiants yi accompagner leen ay prix d'excellence pour encourager les jeunes pour que ñu réussir ci seen njàng la mag ñi bàyyi woon di ay référence danañu fexe ba xale yi am seetu bu ñuy gisee seen bopp. ndey ji réew bu Tëngéej oone lébu gi ñu booloo nekk benn say ngir ñu mën a safara seeni jafe-jafe. premier acte bi may jëkk a posé nag mooy l'unité ñu ngi ciy woo képp ku yor ndomb tànku lébu ñu ngi lay woo ci unité boobu bàyyiwuñu kenn xaajalewuñu kenn duñu cité kenn waaye dañ ne ku yor ndomb lébu ñu ngi lay woo ci unité boobu danañu lever les incompréhensions danañu waxtaan ndax suñu unité mooy njariñal ñëpp et liy mettre ñëpp à l'aise nag waaye dama ne ñëpp lañ ciy woo waay ça nous met tout le monde à l'aise on les appelle doy na nag tasaaroo bi doy na lu nu ñàkk tasaaroo ko xañ te doon nu loolu. ci bitim réew ndey ji réew bu Tëngéej Pala Mbeng bokk na ci comité exécutif buur yu Afrique nekk ci biir kuréel njiitu diine yi ak cosaan kada. diggante Sénégal ak Turquie diggante bu ratax la naka noonu dem leen teg dikk bi am na solo ci wàllum koom si xayma rek juróomi téeméeri milliards ak juróom ñett fukk moo ñu seq suñu diggante li nga xamante ni moom la Turquie di dugal si réew mi mu nekk lu président Macky Sall di rafetlu ginnaaw bi nga xamante ni président bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan seeti woon na ko dem ci palais de la République ñu teewlu njiitu réew mi président Macky Sall si micro Boubacar Dieng ak Augustin Manta. Je dois redire toute ma satisfaction pour la performance exceptionnelle de cette entreprise, puisque les travaux du stade qui ont été programmés pour 24 mois ont été réalisés en 17 mois. damay rafetlu liggéey bi nga xam ni entreprise Turquie ñu ngi koy amal fii Sénégal ndaxte stade olympique du Sénégal bi nga xam ne Abdoulaye Wade lañ ko tuddee daanaka ci ñaar fukk ak ñeenti weer lañ ko waroon def wante doomu Turquie def nañ ko ci fukki weer ak juróom-ñaar rekk lii nag doon lu may rafetlu loolu visite bi nga xam ne nag Erdogan da koy amal visitu xaritoo la waroon doon wante gannaaw bi ñu waxtaanee xaatim nañu juróomi déggoo yoo xam ni dafay gën a dëgëral diggante Sénégal ak Turquie te loolu sax dañ ko fas yéene yokku ci at yi ñu jëm moo tax nag ñu bëgg doomu Turquie ñëw fii liggéey ci wàllum pharmacie ci wàllum mine wala sax ci wàllum lii di weñ ji leneen tamit moo di ñaari at ci gannaaw daanaka jokkalante bi doon am diggante Sénégal ak Turquie ñu ngi ko xayma woon ci ñeenti téeméeri millions ci dollars gannaaw bi ñu waxtaanaatee ñu ngi bëgg nag jokkalante boobu koppar yi gën a yokku dem ba yegg ci $1 milliard ci dollars. Cette barre est largement dépassée. Maintenant, il vient encore un bon sultan de Turquie de dire $1 milliard. laata muy dalal njiitu réew bu Turquie président Macky Sall dalal na tamit njiitu réew bu Allemagne président fédéral allemande seen diggante ak digganteem ak Sénégal ci wàllum convention na xaatim nañ fa ay convention yu am solo jëm ci wàllum pàcc yu bëre ñu teewlu si Pape Madiakhaté Sarr ak Augustin Madame. Allemagne bokk na ci partenaire yu gën a mucc ayib yu Sénégal mu doon partenariat bi nga xam ne président république fédérale bu Allemagne di Frank-Walter Steinmeier ne faw mu gën koo dëgëral loolee sax moo waral mu amal ab visite officielle fii ci Ndakaaru. Aujourd'hui, nous avons des secteurs ciblés, c'est le tourisme. waxtaanee nañ lu jëm ci wàllum koom gi njàng mi ak kaaraange gi moo waral ñu jàpp ni yoon la ñu lëkkaloo ak waa Sénégal ci anam bu dëgër. Et nous avons déjà une coopération assez dynamique et dans d'autres secteurs. président Macky Sall fas yéene ko présider ak naataangoom bi bàyyeekoo ci Allemagne ab forum des affaires diggante ñaari réew yi mu doon ab occasion ngir ñu mën caa xaatim ay déggoo yu bari jëm ci ay pàcc yu wuute. Nous avons abordé les questions de l'économie, de l'éducation, de la sécurité. secteur yu si mel ni tourisme hôtellerie ak pharmacie am nañ ko te ak doomu jàngoro coronavirus bi yoon la ñu defar ay vaccin di si ànd ak nag laboratoire yu gën a màgg si àdduna bi. vers un partenariat plus fort, plus étroit. lépp lu jëm ci wàllum secteur bu paj mi
doon it loo xam ne soxal na bu baax ñaari njiitu réew yi rawatina ak lu jëm ci wàllum defarug vaccin. J'ai séjourné récemment en Allemagne. dem naa fi Allemagne ci ab invitation bu ma société BioNTech invité woon ngir ma mën a gëstu yan anam la Institut Pasteur bu Dakar ak waa Rwanda mën a lëkkaloowee ba mën a liggéeyandoo ak BioNTech ngir defar ay vaccin ci dundub Afrique. Programme bi mu ngi dox ci anam bu mucc ayib. Africain. Et ce programme progresse de façon admirable. ginnaaw seen waxtaan wi nga xam ne sekk nañu ko président Macky Sall ak naataangoom bii di Frank-Walter Steinmeier dem dal di teg xeer gu njëkk site bu bees bu Goethe Institut fii ci Ndakaar. Pape Madiakhaté Sarr dañuy dese ni ak njiitu réew mi président Macky Sall àdduna ci situation sécuritaire bi am ca Mali muy sàkku ci waa MINUSMA ñu des fa naka noonu réew tugal yi nga xamante ni jamono ji dañ fa jóge mu ni Mali dañ ko war a jàppale ndax jafe-jafe yu tar lay dund président Macky Sall ci micro Papa Madiakhaté Sarr ak Augustin Mada. L'attente du Sénégal et de l'Afrique vis-à-vis de l'Allemagne sur sa participation. li Sénégal ak Afrique di xaar ci loxo Allemagne ca Mali lu am solo la te wax nañu ko ca Bruxelles dañoo soxla Allemagne ci biir MINUSMA soxla ko it ci fexe ba Mali daal di dellusiwaat ci jàmm am kaaraange dañoo soxla it ñi nga xam ne ñoom ñooy force européenne yi nga xam ne ñoo nekk Mali ba léegi rawatina ak force française yi bu fekkee dañoo bëgg xeex ci anam yu mucc ayib li nga xam ne mooy terrorisme Mali mënuñu ko bàyyi ginnaaw bu demee nag ba jàmm daal di dellusiwaat xel yi daal di dalaat faaw rek force yooyu yëpp daal di dellusiwaat ci réew Mali terrorisme combat bu am solo la boo xam ne Afrique ak Sahel bi yëpp dañ cee war a taxaw waaye it naka noonu zone lac Tchad bi ca Somalie ak ca Mozambique sunu partenaires yi dañu war a nekk ci sunuy wet am naa yaakaar ne député allemand yi dinañu ci dimbali. Aussi sensibiliser ses collègues députés allemands qu'il faut maintenir votre présence dans le Sahel, c'est extrêmement important. plainte bu Mali gouvernement bu Mali teg ci ndoddu UEMOA jaadu na wala jaaduwul loolu la docteur Moustapha Fall di indi ay tontu mu jàpp ni boobu la plainte jaadu na ndax amul lenn benn gàkk-gàkk ba nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ñu teewlu ko ci téléphone Omar Kane. waa li ngay njëkk a wax mooy UEMOA ci ay texam maanaam kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu justice ci biir UEMOA yoon daf ko may bu fekkee kuréel gu ñu naan conférence des chefs d'État jël na benn acte bu nga xam ne daf ko jëmale ci yenn mbir yi moo xam mu jëmale ko ci ay nit muy nit wala réew mën na dugal recours te fii nag ki nga xam ne mooy Mali moom la affaire bi concerné donc Mali yoon may na ko mu dugal li ñu naan recours en annulation maanaam pour demander ñu dindi daan yooyu waaye li ngay njëkk a préciser rek mooy que ni wàllu daan yooyu cour bi bu ñu ko saisiré moom day xool est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon maanaam cour de justice UEMOA bi nga xam ne moo yor wàllu justice moom day xool est-ce que traité yi nga xam ne moo tënk UEMOA état yi daan yi ñu jël est-ce que méngoo na ak moom wala méngoo ak moom. aboutir plainte ñaari mbir la bi ci njëkk mooy est-ce que juge seen bopp waa cour de justice de l'UEMOA ñoom danañ ko jël maanaam danañ ne lii ñu leen jébbal ñoom am nañ ci compétence boobu benn la beneen ba ci topp nag mooy maanaam est-ce que li gouvernement Mali di laaj maanaam boo xoolee ñaari recours la ñoom li ñuy laaj ne maanaam nañ annuler sanctions yi ak tamit nañ suspendre sanctions yi est-ce que loolu cour de justice de l'UEMOA bu xoolee état yi ni ñu jëlee maanaam conférence des chefs d'État ni ñu jëlee daan yi est-ce que méngoo nag wala méngoo toog yoon bu méngoo yoon bu boobaa dafay rejeter kii bi maanaam recours yi bu fekkee nag méngoo wut ak yoon bu boobaa nag cour bi day annuler daan yooyu maanaam da koy dindi. mu nekkoon docteur Moustapha Fall xam-xamam màcc ci wàllum yoon doon addu ci plainte bi nga xamante ni gouvernement bu Mali moom moo ko teg ci noddu UEMOA leneen lu ñuy addu mooy jëm ci wàllum tolluwaayu mbas mi ci réew mi ci ay tests yi nga xamante ni suñ ko ci waa ministère de la santé et de l'action sociale ci juróom-ñeenti téeméeri test ak juróom-ñeenti fukki cas ak ñaar nañ ci nemmeeku ñi nga xamante ni ñooy ay cas positif fukki cas ak juróom-ñaar ñu ngi ci am tan ñetti cas nekk ci salle de réanimation ñu xam leen ni que ni yeneen ñi nga xamante ni dañu am jàngoro bi ñoom jamono ji ñu ngi am tan
ñu jeexale ak lu gën a fës si ëttu yéenekaay yi si xibaar njolloor si ànd si ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca stade de Diamniadio bi ñu tuddee Abdoulaye Wade Baye Karim Wade tey lañ koy ngénte bés bi la journée loolu nga amee ci teewaayu président yu bëri ak star yu mag ci wàllu football ak ci wàllu way ci réewum Sénégal yéeglekat groupe média bi ne tey ji nag ci ngoon danañu amal jongante xaritoo ci diggante El Hadji Diouf ak gaayam ak Samuel Eto'o gi gaayam laas ne stade bu Diamniadio bi ñu dippee Abdoulaye Wade Baye Karim Wade tey ji lañ koy daloo kon bés bu ñu xam léegi yegsi na yéeglekaay bi ne njiitu réew mi Macky Sall ak Abdoulaye Wade kon réeréewuñu benn yoon dañu woon gisee te seen gise bu mujj ca Paris la woon ca France moom mi ñu tuddee stade bu Diamniadio Abdoulaye Wade Baye Karim Wade El Hadji Diouf Joseph Ndong Ami Mbacké Thiam ñoom ñëpp ñu ngi ñuy nettali taxawaayam ak relation bi ñu am ak moom ci news ne wax ji gudd gàtt nga yëg nga ñàkk yëg doom ji mooy sargal ak delloo njukkal baay ji tey ji ginnaaw bi ñu ko dippee stade bu Diamniadio moom Abdoulaye Wade Baye Karim Wade jiitu parti démocratique sénégalais Les Échos ne jiitu réew mi Macky Sall réussir na pareem ndax Abdoulaye Wade bi nga xam ne le dippee stade bu Diamniadio du teew tey ji ci ndaje mi donte nag dina yebal délégation wu rëy ci njabootam ak ñi sekk parti démocratique sénégalais yéeglekaay bi ne njiitu réew yi invité ci ndaje bi ñoom ñëpp kon dikk nañ ci Ndakaaru ni ki démb capitale bu Sénégal ak i ponkal yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu football ci biir Sénégal ak ci bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi ci réew mi le mandat ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay gën a dëgëral bilan am ci bopp réewum Sénégal tàmbalee ko ci TER bi ba ci stade Abdoulaye Wade jaaree ko ci BRT bi nga xam ne liggéey bi sumb nañ ko ci réewum Sénégal ak yeneen jumtukaay yoo xam ne liggéey yi noppi na ba nu inauguré ko ba noppi le Quotidien tey laa leen wax ñetti mbir yi nga xam ne moo waral Abdoulaye Wade Baye Karim Wade ak Macky Sall njiitu réew mi gën a jege bés bu nekk suba ngoon guddeeg bëccëg yëglekaay bi ne benn di dialogue national bi nga xam ne sumb nañ ko ci boobu réewum Sénégal ci 2016 ñaar gisee Abdoulaye Wade Baye Karim Wade ak Macky Sall njiitu réew mi ca jumaa Massalikul Jinaan ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2019 loolu mooy dëggal kàddu yi nga xam ne Mamour Saleh waxoon na ko ci jàkkaarloo Mamadou Ibra Kane ci TV ak ci rajo ci émission Journée du Dimanche ndaxte moom waa ji waxoon na ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall donte nag ñu ngay déggoo ñu ngay gisante maanaam ci kaw gàttal réeréewuñ ci lenn ba ñetteelu ponk bi waral seen jegante yëglekaay bi ne mooy bëgg-bëgg Macky Sall njiitu réew mi jël turu stade bu Sénégal jox ko Abdoulaye Wade njiitu réew Sénégal ko yëglekaay bi ne ñetti ponk yi yëpp nag kenn mënu see génnee politique La Tribune ne en tout cas Macky Sall njiitu réew mi ak Abdoulaye Wade ñu ngay gën a jegante seen diggante ngi gën a ratax bés bu nekk critique ne lii lépp kenn kot moo ciy gagné di Karim Wade te jamono ji nga xam ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu ngay gën a jegante waaye yeeweeg ñu àndal ñu ngay gën a dandal di leen gën a puus ginnaaw ndam yu am ci diwaan yu mag ci réewum Sénégal rek ci Macky Sall njiitu réew la ñu fekk ci kër bu njëkk foog sobli Aliou Sall mu fay tontu Ahmed Aïdara ki ponkal yu bëri nekk ci seen parti bi di APR Aliou Sall ne bés ne que tey danañ gis beneen Aliou Sall wu yees woo xam ne wute nag bu ñoon gis ci réewum Sénégal Aliou Sall ba tey ci foog sobli ne léegi dootul nangu kenn di ko xas wala di yëkkati kàddu yi ñagas ci kawam ndaxte nee na daal léegi képp ko fonton mu jaar sa kaw Aliou Sall ne lu muy wax na leer nañ ci bopp ñëpp moo xam opposition bu Sénégal ba sax ñi nga xam ne waa APR la ñu war a dañoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Aliou Sall ne gars yi finance l'opposition bu Sénégal ñoom ñëpp dina leen jébaane benn par benn Aliou Sall ne Ahmed Aïdara ki gaayam nag dootul nangu benn yoon gars yi di ñëw ba ci këram di ko ay kàddu yu ñagas wala di jëf lu mënta nekk ci kanamam Aliou Sall ne loolu day dakk te bu jëree bàyyi ci ba kanam dina ko defu mu ja takk moom rek Macky Sall njiitu réew mi yamu ca ndaxte nee na état bu Sénégal jël responsabilité ba mu jeex tàkk ndax li am ci maire bu Guédiawaye barki Demba Ndiaye dootuñu ko nangu ndax élection adjoint yi dañ koy amal ci nii mbaa ci naa ndax Aliou Sall nee na bëgg bëre bañ bëre ndaxte dialogue moom dafiy jeex ndax mënta waxtaan ak ñoo xam ne dañoo jël wax lu dul dëgg ak manipulation def ko seen moomeel Le Quotidien ginnaaw kàddu yi nga xam ne Ahmed Aïdara jël na ko teg ko ci ko Aliou Sall rek ci Macky Sall moom Aliou Sall nag ma ngay tontu ak yebbi dëggam ci bopp réewum Sénégal enquête ne en tout cas Aliou Sall nee na dina ci baane ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon financer l'opposition bu Guédiawaye di ko xeex ngir mu bañ a toogaat ci bopp mairie bu Guédiawaye lépp ne en tout cas nag Ahmed Aïdara nee na nag yoreen gu mucc ak gu ñoŋ lay def ci bopp mairie bu Guédiawaye ginnaaw buñ ko falee ci local yi ñu génn Ali Khoudia Diaw ci wàllu fadiri ne en tout cas Ahmed Aïdara ak gaayam lu ñuy def nañ ca gaaw ndax nag bu ñu toogee benn weer te mbir yi puusuñu paasuñu mbir yi demul dikkul dinañ ko semp ci bopp mairie Guédiawaye ndax délégation spéciale la ñu sap ci bopp mairie bu Guédiawaye bés bi la journée élèves yi nee nañu sonn nañu tay nañu damm nañu ndax lu ñu bëgg mooy grève syndicat yi sëmb ci réew mu jeex tàkk ndaxte nag nee nañu alxames yu ñu dëgmal dañu fas yéene wàcc mbedd bi yënga-yëngal teg pression état bu Sénégal teg pression syndicaliste yi ngir seen mbiicoo mbaaloo gi ñàkk déggoo gi jeex tàkk ci Sénégal source ne gouvernement scolaire bu Ndakaaru koy nee nañu la ñu bëgg mooy teguwaat yoonu l'école yi ba tax ñu ne nag seen bëgg-bëgg mooy état bu Sénégal ak jàngalekat yi nag xaatim déggoo seen diggante njàng mi tàmbaliwaat ci réew mi foofu bi ne élèves yi kay nee nañu dañoo meru futu ndax ñaari weer ak ñaar fukk benn fan yi nga xam ne jànguñu ko tey jànguñu ko ëllëg lañu bëgg mu jeex tàkk ci
ci Sénégal ba tax ñu ne alxames gu ñu dëg ma nag dañu fas yéene wàcc mbedd bi fësal seenu mer ak seenu nakal gi njàng mi tàmbali waat ci réew mi lii Quotidien très bien mal ak yi bi ñuy sampoon ci bopp réewum Sénégal ana léegi fan la mujj ginnaaw lu ëpp juróom-ñaari at bi ñu ko sampee ci bopp réewum Sénégal ak tey ji Serigne Lamine Sall Ibn Abbas Sall la ñu fekk bu njëkk Vox Populi muy yebbi dëggam ak i jëli xeet di ko jóor ci collectif ànd sàmm ji koy ndaxte nee na gaay ay policiers la ñu moom mu jeex tàkk ndaxte nee na xàmmeewutul benn yoon daal taxawaay bi nga xam ne collectif ànd sàmm ji koy am nañ ko ci Sénégal La Tribune ne juróom-ñaari nappkat ñoo réer ci géej gi te ñoom ñëpp Kayaar lu ñu dëkk laas ne lim ki kay yegg na lim ki kay ëpp na juróom-ñaar ndax juróom-ñetti la ñu ñoo xam ne dañoo réer démb ci géej gi te ñoom ñëpp waxtu bi des na leen tegi gët ginnaaw ba seen gaal suuxee ca Kayaar Le Quotidien juróom-ñetti ASP ñu d'accord ginnaaw fitna géej ñaxtu yi amaloon ci Ndakaaru gox yu bëri ci Sénégal ñoom ñëpp dugalaat nañ leen ci kuréel gi L'Observateur Réew mi Quotidien ak Critique ñoo nga ca mbiru Bass Thiam di waay yu tuumal ni moom faat na ko gay bijoutier bi yëglekaay bi ne tey ko defee te dina jàkkaarloog procureur L'Observateur ne Bass Thiam li ñu koy toppee nag mooy faat bakkan acte barbarie ak sàcc lii lépp la ñu ngàll ci koom Libération ne benn waay bu ñu naan Cheikh Ndiaye agent administratif la ca ministère environnement développement durable waa ji moo jël ay kayitu député bii di Yaya Diallo di fa def naka sulul noonu ndax yëglekaay bi nee na waa ji nag ay ministre ak directeur ak kilifa yu bëri ci réewum Sénégal la doon teg dil ginnaaw bi muy mbubboo tur Yaya Diallo député bi ñu bàkku jëm ci lamb jeeg sunu lamb yëglekaay bi ne jagaloo Sa Thiès ak rëg-rëg lu mënta ñàkk la combat bi faw mu am rëg-rëg ne muy Sa Thiès de Lac de Guiers numéro 2 ñoom ñaar ñëpp nopp na ci ñoom maanaam kon ci kaw gàttal noppiwul ngir génn géej waaye moom rëg-rëg mi sempi guy gi barke de moo njaay ci lambi Sénégal Libération ne benn waay joo xam ne dañ koy toppee wàllu trafic de drogue moo rëjë ci kaso bi ca Ziguinchor te waxtu wi nag waa ji doomu Guinée Bissau te waxtu wi nag seet beeg wër gi tàmbali na ci moom ginnaaw bi mu rëccee ci kaso bi mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye di la gërëm baax di la sant mbokk téléspectateurs yéen tamit am seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant mu xibaar mu nekkoon xibaaru 12h45 xibaaru njolloor si ñu yennu jàmm jaa ngeen jëf